أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam, ñu ngi woon ba tey ci aljaamiu saxiix bu amirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibnu ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari. ci suñu jotaay yi ñu jot a gis gisoon nañ ci ne imaam al buxaari rahimahullah indi woon nag téere yi nga xamante ne ñooy téere yi jiitu yi, te ñu jeexale woon ko ci ci téere yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci wàllu julli, muy fukki téere ak juróom benn yoo xamante ne lépp ci wàllu julli la. ginnaaw bi nga xamante ne indi woon kitaabu badul waxyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilm nga xam ne lépp daf ko ubbee téereem bi. mu indi woon li nga xam ne moom moo aju woon ci wàllu tahaara, muy wàllu làpp. mu indi woon ci kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul tayammum. léegi ginnaaw gi mu daal di indi fukki buntu ak juróom yoo xamante ne lépp ci wàllu julli la aju. léegi nag mu daal di indi nag kitaabul janaiz. maanaam kon imam al buxaari rahimahullahu taala ginnaaw yi nga xamante ne moom la indi yooyu téere yépp mu wax kitaabul janaiz, téere bi nga xamante ne moom mooy aju ci wàllu janaasa yi, mu ne maanaam ci wàllu néew. maanaam mu ne bismillahi rrahmani rrahim, mu ne bismillahi ci turu yàlla arrahman bi aju fees dellu yërmande, arrahim moom mooy li nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu yërmande. loolu moom mooy mu ne kitaabul janaiz, téere bii nga xamante ne moom laay wax yëpp maa ngi ko aju ci wàllu lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu néew. arab yi dañuy wax maanaam janaiz maanaam moom mbooloo la ci janaza, dañuy wax tamit jinaza. maanaam janaza ak jinaza yëpp ñaari wax la yoo xamante ne boroom xam-xam war la luga yi rahmatullah alayhim dañuy wuute ci ban moom la ñuy wax ak wala boog ban moom mooy pour ban. ñenn ñi dañu wax ne janaza ak jinaza li leen wutale moom mooy janaza moom mooy néew bi ci jëmmi boppam,
amma jinaasa moom mooy néew bi nga xamante ne dañ koo teg ci jaag bi am na nag ñoo xamante ne dañoo wax ne déedéet loolu safaan bi la maanaam janaasa moom mooy néew bi ñu teg ci jaag bi ba nga xamante ne buñ ko ci tegee ci jaag bi noonu kese moom naash la tudd waaye buñ ko tegee nag buñ ci tegee néew bi ci lay doog a tuddee janaasa am ñu ne nag waaye buñ ko bàyyee noonu rek moom néew bi ñu tuddee ko jinaasa am na tamit ñoo xamante ne dañoo wax ne ñoom ñaari làkk yépp maanaam baat bu nekk dafay tekki morom mi maanaam dañuy wax janaasa di wax jinaasa waaye ala kulli xaalin yooyu ay wuute la yoo xamante ne ñoom dañ ko wuute te li ci ëpp li nga xam ne moom mooy li ci ëpp solo moom mooy ne janaasa maanaam daal li nga xam ne moom lañ ci aju moom mooy wàllu mooy néew ak lépp loo xamante ne dafay wër-wërloo ci wàllum néew li tax nag imam al Buxaari rahimahu taala maanaam téere bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koy faral di tuddee kitaabul janaasa wala boog kitaabul janaiz wala boog léeg-léeg ñu wax ne wala léeg-léeg ñu wax kitaabu salaatul janaasa wala léeg-léeg ñu wax kitaabu ahkaamul janaiz wala ahkaamul janaasa maanaam yooyu yëpp da ngay xamante ne moom dañ koy wax li nga xamante ne moom ne bu ñuy wax yooyu nag léeg-léeg li ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy tuddee kitaabul janaiz comme imam al Buxaari rahimahullah ñoom dañoo làmboo maanaam dañoo waxaale mboolem atte yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy wër-wërloo ci atte yi nga xamante ne ñoom ñooy atte janaasa yi maanaam lu aju ci wàllu néew ak mboolem li nga xamante ne moom mooy liy wër-wërloo ci ay mbiram yoo xamante ne dinañ ko gis insha allahu taala ci kanam li nga xamante ne tamit moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ahkaamul janaa'iz maanaam ñoom dañoo leeral ne li nga xam ne moom lañ ci namm maanaam moom mooy li nga xam ne moom mooy mahzuuful muqaddar boobu li nga xam ne moom la ñu dindi te ñu nattale waan ko ci wax ji moom mooy atte yi maanaam bu boobaa mu daal di leer ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax kitaabu salaatul janaa'iz mu ñoom dañ liñ ci namm moom mooy janaasa yi nga xamante maanaam mooy li aju ci wàllu néew waaye julli gi bu boobaa ñu daal di tudd julli gi daal di wëru daal di wax li nga xamante ne moom moo aju ci yeneen yi ci des boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañuy faral di indi téere bi kitaabul janaa'iz léeg-léeg ñenn ñi dañ koy indi ku mel ne imaam at-Tirmidhi rahimahullah ci jeexitalu bu ginnaaw bi nga xamante ne wax nañ ci juróomi attey sharia yi maanaam juróomi atte yi nga xamante ne ñoom ñooy ibaadaat yi am na ñenn ñi nga xamante ne dañ koy indi ci ginnaaw kitaabu salaat maanaam ginnaaw bi ñu waxee ci wàllu julli yépp comme nii nga xam ne noonu la ko imaam al-Bukhari yi defee rahimahullah nga xamante ne ci jeexital gi am ñoo xamante ne rawatina li ëpp nag ci fuqaha yi rahmatullah alayhim itam dañ koy daal di indi ci li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy li lëkkaloo ci kitaabu wasaaya ak kitaabul faraid maanaam li nga xamante ne ñoom ñooy aju ci ndénkaane yi nit ki di dénkaane ci mujjug dundam ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu miraas yi nga xamante ne nag fii nag imaam al Buxaari rahimahullahu taala mu daf ko indi ci ginnaaw julli yi maanaam ngir ne julli dafa am ñaari xaaj dafa am xaaj bi nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu maanaam nit ki di dund mu am tamit beneen julli boo xamante ne ginnaaw ba nit ki dund na nag ba dee léegi nag boobu nag moom mooy bi nga xamante ne moom lañ ko war a defal maanaam bu boobaa yeneen mboolem atte yi nga xamante ne ñoom ñooy yi noot yi nga xam ne lu demee nekk sang gi nga xam ne moom la ñuy sang néew ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ci wàllu laab ak yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu jullee ko ak yooyu yëpp maanaam nga xam ne ñoom ñoo yi noot ci julli gi nga xamante ne maanaam ci lépp loo xamante ne dafay wër-wërloo ci néew ndax loolu mooy àq bi gën a mag bi gën a fés te bi nga xamante ne moom mooy bi gën a jàmp ci wàllum néew mu daal di des kon yooyu yëpp moom moo tax maanaam imam al Buxaari rahimahullahu taala indi ko fii nga xamante ne kon yooyu ñoom ñooy yi gën a fés mu mel ne daf ne ginnaaw bi nga xamante ne wax naa ci wàllu julli yëpp yi nga xamante ne dafa aju ci wàllu julli kii dund léegi nag mu des ki nga xamante ne moom mooy ki dee maanaam ay àq yi nga xamante ne moom la amee ak julli yi nga xamante ne moom lañ ko war a defal ak mboolem li nga xamante ne moom mooy di wër-wërloo ci maanaam nit ñi jikk doxale ni ñu war a doxale maanaam ngir ñu ràmm ko ci kanamu boroomam subhaanahu wa taala loolu tamit moom moo tax léegi mu ne al janaiz maanaam janaiz wax nañ la ne la maanaam mbooloo la wax ji benn bi moom mooy janaza wala boog jinaza li nga xamante ne tam moo tax imam al Buxaari rahimahullahu taala indi al janaiz mooy ne day xalam li nga xamante ne moom mooy wuute yi néew yi wuute lu demee nekk maanaam néew yu mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen mën naa nekk ndaw mën naa nekk mag mën naa nekk sax koo xamante ne
ku waddee ci biiru yaayam la maanaam fekk jotuta jaar ci àdduna mën naa nekk tamit jullit mën na nekk yéeféer ginnaaw bi nga xamante ne ñooñu ñi ñëpp dafa am ay atte yoo xamante ne day wër-wërloo ci seen ay mbir mu daal di wax kitaabul janaiz maanaam ngir maanaam xalam li nga xamante ne moom mooy xeetu néew yi ak mboolem atte yi nga xam ne ñoom ñooy wër-wërloo ci seen ay mbir mu am kon li nga xamante ne moom mooy téere bii nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam daf ci wane ci atte yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy wër-wërloo ne nit ki amul benn jamono ci jamono yi nga xamante ne moom lay dund naka noonu xattaa bu génne àdduna lu dul am na ay àq yoo xamante ne moom moo tegu ci kaw nit ñi ci kaw maanaam ñu jëm ci moom te loolu day tegtale maanaam ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala di sàmmee xàqu doomu aadama ngir ne yooyu nga xamante ne moom mooy yi wër-wërloo ci mboolem àtte yi nga xam ne moom la ñu war a gis insha allahu taala ay mbir la yoo xamante ne maanaam doomu aadama rek moom moo ko jagoo maanaam ci kaw loolu kon ñu daal di gis ne ay xàq la yoo xamante ne doomu aadama maanaam daf koo am mu nekk diine joo xamante ne du bàyyi maanaam du bàyyi bu nit ki deewee ñu ne moom léegi pare na fi nañ maanaam nga xam ne dootuñu ko toppatoo si wala boog toppatoo gi xëy na sax du ko tax a demee noonu waaye dafa am ay xàq yu mag yoo xamante ne day daal di gàllu ci loosu maanaam daanaka mbooleem mbindeef yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw suuf si ci wala boog ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi nga xamante ne foofu la nit kooku làqoo maanaam foofu la génnee àdduna mu am ay àtte yoo xamante ne dañuy wër-wërloo ci mbir dañuy wër-wërloo ci di tegu ci seen kaw loos ngir maanaam ak ngir war nga xamante ne moom la loolu war ci seen kaw bu boobaa li nga xamante ne kon moom mooy àtte yooyu nag bokk na ci mooy lu demee nekk maanaam fi nga xam ne foofu lay tàmbalee te loolu tamit imam al Buxaari rahimahullahu taala dina ko indi moom mooy fi muy waaj a génnee àdduna maanaam foofu moom mooy fa nga xamante ne foofu la ñuy tàmbalee maanaam jamono ji nga xamante ne moom mooy li nit ki fi muy feebare borom bi subhaanahu wa taala dafay bëgg maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi feebar maanaam bi nga xamante ne nit ki kat daal di dem na ba jàpp ne moom kat bisam mi ngi daal di waaj a yegsi te moom mooy dee mi ngi daal di waaj a ñëw bu boobaa mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ko gën a sopp wala boobu ñi gën a sopp lu ca moom ñooñu ñu jege ko wër ko maanaam bu ko defee loolu mu koy yokk ak delluwaat ci boroomam subhaanahu wa taala naka noonu mu daal di yëg maanaam ñu gis tamit ne toppatoo gi nga xamante ne moom lañ koy toppatoo di ko bàyyi xel ngir xàq yu kawe yi nga xamante ne moom lay daal di amee maanaam rek en tant que doomu aadama ne dafa am ay xàq yoo xamante ne moom la amee naka noonu tamit bu fekkente ne kooku nga xamante ne moom mooy ki gën a sopplu ci moom comme niñ koy gisee insha allahu taala wala boog ñooñu nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a sopplu ci moom bu ñu nekkee ci wetam bu ko defee ñu daal di mën a jàng alquran ci wetam comme ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne iqra'uha li mawtaakum maanaam muy suuratu yaasin na ngeen ko jàngal seen way dee yi maanaam li mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim génnewu ci nit ki nga xamante ne moom moo nekk ci jamono ji nga xam ne mi ngi sukuraat maanaam dee di waaj a jot ci moom bu ko defee ñuy jàng alquran ci kanamam loolu bu boobaa muy daal di dégg yi nga xamante ne ñoom ñooy kàddu yu baax yi bu ko defee wax yu baax yi ak yi nga xamante ne ñoom ñooy leeru borom bi subhaanahu wa taala ak mboolem li nga xamante ne daf koy delloowaat ci yàlla nekk li nga xam ne moom mooy mujj ci maanaam ci noppam waaye moom mooy mujj ci ay bëtam naka noonu moom mooy mujj ci xolam naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la war di sàmmonte moom mooy rafet njort gi nga xam ne moom lay rafet njort ci boromam subhaanahu wa taala rawatina bu fekkente ne dafay feebar comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne laa yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah bu kenn wala ci yeneen riwaaya bi rabbil alamin maanaam bu kenn génn àdduna lu dul ne mi ngi rafet njort ci boromam subhaanahu wa taala muy buur yàlla bi borom mi fi te loolu noonu bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci maanaam buy dund li nga xamante ne moom mooy maanaam yaakaar gi muy yaakaar ne moom kat comme jullit la bu boobaa mu gis ne feebar bi nga xamante ne masalan moom la feebar loolu daf koy daal di indi maanaam loolu muy nekk yërmande gu mag goo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ko koy tegal ngir ne loolu mu da koy delloo wat ci borom bi subhaanahu wa taala di dàq ay xeeti bànneex yi nga xamante ne dafa aju ci ay bànneexu bakkan
mu daal di koy dàq ci moom maanaam te feebar boobu loolu maanaam day jariñ loolu ñaareelu mbir bi nga xamante ne tamit moom la feebar yooyu di jariñ moom mooy day tax nit ki mën di waajal boppam di jëlaat xolam di ko delloowaat ci buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ba nga xamante ne xolam du ko jël rek feesal ko labal ko ci biir àdduna beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lay jariñ moom mooy daf koy daal di téye bu ko defee muy daal di mën di sikkar di tudd yàlla di tudd borom bi subhaanahu wa taala naka noonu muy waajal boppam te yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñoo jàngal ne ki nga xamante ne moom mooy ki feebar maanaam moom dafay dindi ci moom bàyyi bàkkaar naka noonu tamit daf koy yokk ay tiyaaba naka noonu daf koy musal ci mbugalu borom bi subhaanahu wa taala maanaam kon bu fekkente ne dafa nekk ci xaal boobu di waaj a génn àdduna gis jamono jooju nga xamante ne yooyu yëpp mi ngi koy dal maanaam bu boobaa muy daal di gis maanaam loolu dana mën a tax muy gën di rafet njortu ci boromam subhaanahu wa taala bu ko defee muy daal di mën di muñ di mën di am jikko yi nga xamante ne moom mooy mboolem jikko yi nga xamante ne moom la ñu soppoon ci moom ci bi muy dund borom bi subhaanahu wa taala mujj ko tëral maanaam ngir mu mën a dund yooyu nga xamante ne moom mooy maanaam lu koy war a delloowaat ci yàlla waaye loolu nag dafay fekk ne kooku nekk jullit maanaam mu nekk koo xamante ne xam na ne dafa war a delluwaat ci boroomam subhaanahu wa taala waaye su fekkente ne ab yéefir la maanaam moom yii yëpp du ko mën a xam naka noonu yii yëpp du mën a nekk ay xaalam naka noonu du nekk loo xamante ne daf koy concerné beneen mbir bi nga xamante ne tamit maanaam bu boobaa nit ki war bu fekkente ne day waaj a génn àdduna ñi nga xamante ne ñoom maanaam war na di tudd yàlla lu bari rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo dend ak moom di tudd maanaam baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu nga xamante ne dafay war day waral ci moom ak texe ngir ne man bu ko defee mu daal di mujj ci li nga xamante ne moom mooy mujj gu rafet maanaam mujj gu rafet nag dafa am ay xaal bu njëkk bi moom mooy maanaam nit ki génn àdduna fekk mi ngi tudd buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam masalan ki nga xamante ne bi muy génn àdduna dafa wax baatu seede yi wax baatu laa ilaha illa allah naka noonu tamit ki nga xamante ne dafay bokk na ci màndargay mujj gu rafet maanaam moom mooy nit ki di génn àdduna fekk mi ngi ci xaalu julli masalan mu sujjóot wala boog mu rokoo wala mu nekk ci benn xaalu julli yi maanaam daal di ciy génn àdduna loolu tamit moom mooy mujj gu rafet beneen mujj gu rafet tamit bi nga xamante ne day am moom mooy nit ki nekk ci jamono joo xamante ne maanaam sori na maanaam fekk na ko mu dellu si waat ci boroomam maanaam sori ci yi nga xamante ne moom mooy bàkkaar yoo xamante ne mi ngi ko doon làmboo maanaam dellu si waat ci boroomam subhaanahu wa taala nekk ci lu baax loolu bu boobaa tamit loolu tamit mandarga la ci mujj gu rafet beneen mandarga bi nga xamante ne tamit yooyu yëpp ay mandargay texe la yooyu moom mooy masalan nit ki génn àdduna ba noppi jëbi am benn ñaq bu ndaw bu ci nekk loolu tamit mandarga la yoo xamante ne an mandargay texe la yooyu yëpp kon maanaam mu nekk loo xamante ne daal li nga xam ne moom la ñu mooy wër-wërloo ci loolu yëpp moom mooy nit ki sori lu bon ba pare nekk ci lu baax loolu moom bu fekkente ne dal na nit ki rek ko te loolu noonu bokk na ci li koy maye mooy feebar loolu kon ñu daal di gis ne li tax maanaam bu yërmande maanaam xikma bu nekk ci ginnaaw nit ñu bëri bu ñuy waaj a génn àdduna dañuy feebar maanaam mooy yërmande borom bi subhaanahu wa taala ci loolu njariñ googu nga xamante ne moom la lay indil mu bokk nag ci dee yi nga xamante ne ñoom ñooy dee yi gën a metti te gën a tar moom mooy nit ki nga xamante ne dafay dee goo xam ne ak deewu mbetteel la maanaam nga xamante ne du am jamono joo xamante ne dana ko waajalal boppam delluwaat ci boroomam subhaanahu wa taala loolu tamit waaye ba tey terewul bu fekkente ne tamit maanaam bokk na tamit ba tey waaye nag dana bokk ba tey ci màndargay texe mooy ne nit ki dëgmal na boroomam subhaanahu wa taala maanaam mooy nit ki dee na gaa waaye ci li mu génnee àdduna mooy ne da doon dem ci loo xamante ne lu yàlla digle la naka noonu muy daw loo xamante ne lu yàlla tere la loolu tamit moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo dee ci yoonu yàlla ñooñu la ñuy tuddee ashuhada maanaam ñi nga xamante ne dañoo nekk ay martyr maanaam ngir ne dañoo joxe seen bakkan ak seen deret ci ngir yàlla borom bi subhaanahu wa taala ngir kàddu gi yàlla nekk loo xamante ne dafa féete kaw yooyu yëpp nag maanaam bu fekkente ne kon loolu yooyu nit ki nag bu génnee àdduna mu am ay mbir yoo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jàngale moom mooy masalan bu fekkente ne dafa ubbi bët yi maanaam bu boobaa ñu daal di koy muuralal bët yi maanaam ñu daal di raay xar kanam gi maanaam daal di koy muuralal bët yi naka noonu tamit lex yi ñu daal di koy tàpp ba nga xamante ne maanaam gémmiñ gi day daal di tëju itam naka noonu tamit ñu daal di yëkkati tànk yi daal di koy tegaat bu ko defee teg ko teg boo xamante ne day daal di tàllalu ngir yooyu yëpp tamit bu fekkee ñu teg ko tamit maanaam bu fekkente ne fuqaha yi rahmatullah alayhim
dañuy wax tamit ñu bu fekkente ne masalan dafa nekk koo xamante ne dafa teel a maanaam dafa génn àdduna foo xamante ne dañuy ragal ne xëy na di toppatoo ak yooyu day xaw a yéex maanaam ñu daal di dekk ban ci biir bi wala boog ñu teg ci loo xamante ne xëy na maanaam xeetu aluminium lay doon wala yu mel noonu maanaam bu ko defee mu bañ a nekk koo xamante ne day gaaw a funki maanaam bu ko defee mu bañ a gaaw a waaw mu daal yaram bi bañ a gaaw a yàqu loolu tamit yooyu yëpp mu bokk ci yi nga xamante ne tamit ay teggin la yoo xamante ne ki fekkee nit ki génn àdduna war na ko bàyyi xel beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy ci moom mooy ñu muur ko bu ko defee nag ñu daal di koy nag bu ko defee ñu daal di koy tàgge mboolem yi nga xamante ne nag ñoom ñoo aju ci àtte yooyu imaam al Buxaari rahimahullahu taala dina ci ñëw ci àtte yi ak àtte yi nga xamante ne dañ koy tere ak àtte yi nga xamante ne yooyu moom dagan na ngir ne àtte yi ñaari xeet la mu am maanaam tàgge yi ñaari xeet la mu am tàgge yi nga xamante ne dañ koy tere ak tàgge yi nga xamante ne dagan na mu daal di am tamit li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu nit ki su fekkente ne dafay dafa génn àdduna maanaam càngaay bi nga xamante ne moom lañ ko war a sang maanaam sang gi nga xam ne moom lañ ko war a sang ak li nga xamante ne moom lañ ko war a càngaay maanaam càngaay yi nga xam ne moom lañ ko war a solal ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu maanaam teg ko jullee ko ak atte yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci atte julli yi yooyu yëpp imam al Buxaari rahimahullahu taala dina leen indi ci ay xadiisu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu tamit ak lépp loo xamante ne dafa aju ci maanaam liy wër-wërloo ci maanaam respect bi nga xamante ne moom la ñu war amee ci wàllu néew yi moo xam néew bi néewu jullit la wala boog sax néew gi yéefir la naka noonu tamit mboolem atte yi nga xamante ne tamit dañuy wër-wërloo ci wàllu maanaam nit ki bu comportement yi nga xamante ne moom la waa kër gi war a am ginnaaw bi nga xamante ne nit ki génn na àdduna maanaam moom mooy bañ di nekk di yuuxu di jooy di ak di jël sa bopp di ko ruur ci biir suuf si ak masalan lu demee nekk di dóor say rex ak yu demee nekk ak di xotti sa yëre ak yeneen yoo xamante ne day wër-wërloo ci mbir yooyu yëpp nga xamante ne dafa nekk loo xamante ne dañ koy tere yooyu yi nga xamante ne ak mboolem yi nga xam ne ñoom ñoo ciy wër-wërloo ak jooy yi nga xamante ne dagan na ak jooy yi nga xamante ne dañ koy tere yooyu yëpp imam al Buxaari rahimahullahu taala dana ko indi naka noonu tamit ba armeer yi nga xamante ne ak topp maanaam atte yi topp néew ak atte yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci armeer yi maanaam ci bàmmeel yi ak bàmmeel yi naka yan xeetu bàmmeel ñoom ñoo am ak naka la ñuy gasee bàmmeel bi ak tamit naka lañ ko ciy dugale ak mboolem yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci loolu yëpp waaye buñ gisee ni loolu yëpp li ci gën a noot te gën cee kawe te gën cee tedd moom mooy julli loolu moom moo tax imam al Buxaari rahimahullahu taala indi atte boobu maanaam julli gi ak cangaay gi maanaam mu ñu gis ne mu daal di koy indi ginnaaw bi nga xamante ne moom la indi buntu yi nga xam ne ñoom ñoo doon wax wala boog téere yi nga xamante ne ñoom ñoo doon wax ci wàllu julli beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy wàllu julli maanaam moom mooy julli gi nga xamante ne moom la ñuy jullee néew yi li nga xamante ne tamit maanaam moom mooy ne nit ñi dañuy faral di wax ne su fekkente ne nit ki dafa gane àdduna dañuy nodd ci nopp bi li xam ci maam ci nopp dañuy nodd ci nopp ndeyjoor bi li xam ci nopp càmmooñ bi bu ko defee ñu daal di koy bàyyi ba bu génnee àdduna bu ko defee ñu daal di koy jullee boo xamante ne du am nodd du am li xam waaye loolu wax jooju des naa wér ngir ne li nga xamante ne moom mooy julli yëpp yi nga xamante ne ay julli naafila la amul benn bu ci am nodd amul benn bu ci am liqaam te julli gi nga xamante ne moom la ñuy wax jullee néew du julli goo xamante ne comme yeneen julli yi la waaye loolu ñaan la maanaam jullee néew ñaan la maanaam du julli dëgg-dëgg ngir ne ci cosaanu baat bi as-salaatu moom mooy ad-du'a ci wàllu luga loolu moom moo tax ñu tuddee ko jullee néew waaye du julli goo xamante ne dafa am ay ruku ak ay sujjóot wala yu demee nekk noonu te loolu moom mooy julli ci li waxu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo aju ci wàllu googu noonu moom mooy maanaam dañ koy tuddee julli comme ni ñuy tuddee tawaaf julli maanaam donte du julli beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo ci aju ci wàllu googu nga xamante ne maanaam li tegtal maanaam loolu amaan na li muy gën a tekki moom mooy ne dafay jàngal nit ñi ne yow ba nga juddoo ba léegi mboolem ci li nga nekk maanaam ba ngay génn àdduna sa dund yépp julli la war a doon loolu amaan na moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër ci maanaam moom mooy li gën a wér ci loolu waaye du ne maanaam ci boppam ne nit ki dañ koy jullee te dañ ko noddal li xaamal ko di ko xaaru jullee beneen bi ci des moom mooy nodd ak li xaam kenn du ko defal nit maanaam kenn du defal
maanaam kenn du ne xaaral ma liqaamal diw bu ko defee mu ñëw julli wala ma noddal diw bu ko defee mu ñëw julli loolu kenn du ko def maanaam bu boobaa beneen bi ci des tamit moom mooy ne nodd ak liqaam suñ ko defee ba noppi maanaam ñañu noddal liqaamal leen maanaam ñu woo leen ñooñu ñoo julli te bu ñu seetloo ni foofu noonu xale bi buñ ko noddalee liqaamal ko moom la ñu noddal liqaamal ko waaye noddaluñu keneen liqaamal keneen yooyu yëpp day daal di nekk loo xamante ne day dàq wax ji nga xamante ne moom mooy wax ji li ëpp maanaam lu ñuy dégg naan noddu rek liqaam gi pour bu après bu maanaam bu ko defee ñu mën koo jullee la naam li nga xamante ne moom lay ishaara nag maanaam moom lay junj amaan na li ci gën a dëgër mooy li ñu la wax léegi maanaam ne day tegte la ne sa mboolem dund gi daa war a nekk julli bu boobaa mu daal nekk di tudd gi ngay tudd borom bi subhaanahu wa taala ak sàbbal gi nga koy sàbbal ak toroxlu gi nga xamante ne moom ngay toroxlu ci kanamam naka noonu tamit képp koo xamante ne dafay dafa nekk maanaam ba muy dund nekkutoon koo xamante ne dafay julli te tàmmut doon woon dem ci bërëb yi nga xam ne moom mooy bërëbu julleekaay yi te moom mooy jàkka yi ak bërëb yi nga xamante ne moom la ñuy jullee yi ak yu mel noonu maanaam bu fekkente ne tàmmul woon di fa teg tànkam kooku tamit maanaam war naa bàyyi xel ne ëllëg dinañ ko sang indi ko ci kanamu boroomam subhaanahu wa taala teg ko maanaam taaj ko di ko naan dañ koy jullee loolu yëpp nag mu nekk kon loo xamante ne nit ki tamit war na koo bàyyi xel kon imam al Buxaari rahimahullahu taala mu ne kon kitaabul janaiz maanaam téere bii moom mooy téere bi nga xamante ne dinaa ci wax mboolem atte yi nga xamante ne moom mooy atte yi maanaam néew yi mu ne baabun maa jaa fil janaiz wa man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah maanaam lii nag wax ji mu ne baabun maanaam dafa am ci riwaaya karima maanaam moom baabun fil janaiz la wax maanaam baabun fil janaiz amma li nga xamante ne moom mooy riwaayat Abu Zar mooy moom baabun rek la wax li nga xamante ne tamit waxul li nga xam maanaam naka noonu am na ci riwaayaat yi yoo xamante ne man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah rek lañ wax maanaam baabu man kaana man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ wax maanaam moom mooy baabu buntu maa jaa li nga xam ne moom moo dikke fil janaa'iz ci wàllu néew yi maanaam lépp li nga xam ne moom moo aju ci wàllu néew yi wa man ak wax ak mbiru ka nga xam ne kaana nekk na aaxiru kalaamihi mujjantelu kàddoom mooy laa ilaha illa allah maanaam imam al Buxaari rahimahullah indi buntu bii nga xamante ne moom la tàmbalee kitaabul janaiz pour wax ne ki nga xamante ne maanaam ngëneel gu mag goo xamante ne nekk na ci wax laa ilaha illa allah ci mujjantalu dund te nit ki war a góorgóorlu ba nga xamante ne maanaam day tàmmal boppam làmmin wax ju baax su ko defee buy waaj a génn àdduna mu daal di wax ju baax maanaam nga gis ne nit ki ñaare li nga xam ne moom noonu la xol bi mel ñaare noonu la làmmiñ bi di mel bu fekkente ne nit ki dafa tàmm di wax joo xamante ne maanaam dafa dëggu naka noonu làmmiñ maanaam bu dëggoo ci xol bi làmmiñ bi tamit day dëggu bu fekkente ne nit ki tamit dafa nekk koo xamante ne xolam dafa ñaaw làmmiñ bi day ñaaw bu fekkente ne tamit nit ki dafa tàmm masalan di dégg loo xamante ne maanaam di nekk ci yoo xamante ne ay caaxaan la naka noonu tamit suy wax su nekkee rawatina ci njàqare wala tiis da ngay gis ne wax yooyu ñooy génn loolu moom moo tax léeg-léeg ngeen di gis koo xamante ne dafay tiit wala mu jaaxle maanaam suuf day saaga lay njëkk a def lu tax parce que moom moo nekk ci xol bi sax ci te loolu la tàmm di def nga xamante ne bu tiitee wala mu jaaxle kooku saaga lay def wala iyaadu billah kooku bu demee bay sukuraat tamit day saaga parce que lu tax parce que dafa tàmm woon di saaga ki nga xamante ne tamit nag dafa tàmm di wax baatu turu yàlla di ko tudd kooku nag bu demee bu nga xam ne bu tiitee wala mu jaaxle wala mu nekk ci njàqare ak tiis turu yàlla lay njëkk a tudd kooku maanaam kooku bu demoon tamit bay waaj a génn àdduna tamit turu yàlla lay tudd maanaam ngir ne loolu moo tàmm moo nekk naturellement liy génnee ci làmminam loolu tamit moom mooy maanaam te loolu kon mu mel ne nit ki ci li mu dund daanaka maanaam mën nañoo dogu ne ci ne ko ci loolu lay génnee àdduna maanaam ba mu des loo xamante ne lu néew la lu soob borom bi subhaanahu wa taala kon imam al Buxaari rahimahullahu taala daal di indi bunt bi maanaam ngir junj ne ki nga xam ne moom mooy baatam bi mu mujjee wax génn àdduna mooy laa ilaha illa allah day daal di dugg aljanna mu ne waqiila wax nañ leen li wax ba ibnu Munabbih rahimahullahu taala mooy taabii boobu nga xamante ne moom yowóot la woon bu tuub dugg ci lislaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon rahimahullah di waa Yaman mu ne ko alaysa xanaadu
laa ilaha illa allah maam dañ ko wax ne ko xanaa du laa ilaha illa allah miftaaxul jannati moom mooy caabi aljanna mu ne qaala mu ne balaa ahankay walakin waaye nag laysa nekkul miftaaxun ab caabi amul benn caabi illaa ludul lahoo ñeel na ko asnaanun ay bëñ maanaam caabi joo gis nag am na ay bëñ fa in jikta boo dikkee bi miftaaxin ci caabi boo xamante ne boo dikkee ci indiale caabi joo xam ne lahoo ñeel na ko asnaanun ay bëñ futiha def na ubbil laka ñeel la wa illaa bu dul loolu rek lam yuftax def la ubbil laka ñeel la fii imam al Buxaari rahimahullahu taala li mu indi fii moom mooy day bañ nit ñi woru ci comme li nga xam ne noonu la murji ay woroo ci jàpp ne baat bi ci jëmmi boppam rek nit ki bu ko waxee rek doy na maanaam bu waxee baatu laa ilaha illa allah rek daal di doy na texeem assuré na maanaam dem na àjjana maanaam jeex na déedéet te mbir mi nag demewut noonu nit ki su fekkente ne moo tax mu daal di indi wax ji nga xamante ne imam alxasan al basri tamit rahimahullahu taala wax na ko ak ñeneen maanaam moom mooy caabi àjjana bu fekkente ne dañ ni mooy baatu laa ilaha illa allah loolu dëgg la waaye nag caabi ju nekk dafa am ay bëñ maanaam te bëñ yi nag ñoom ñooy jëf yi maanaam nit ki su ko waxee ba pare day def lu baax ba pare di bàyyi lu bon maanaam day conformé wu ak li nga xamante ne moom la baat boobu di làmboo te mooy amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu lu dul ne maanaam yelloo nañu jaamu ko lu dul xanaa buur yàlla kon nag buur yàlla mooy ki nga xamante ne moom la ñu war a topp ci biir ak ci biti ci mboole mbiri te amuñu sax droit wax ni ko déedéet maanaam dañoo war a sàmm somm maanaam nekk ñoo xam dañuy wommatu ci ay mbiram ci biir ak ci biti ci lu teew ak ci lu jege ci ak ci lu sori loolu yépp kon moom moo tax kon baat boobu noonu bu nit ki nag bu ko waxee te mu dëggu ci moom bu boobaa ci lay doog a nekkee koo xamante ne baat boobu daf koy daal di jariñ bu boobaa muy daal di jëf lu nga xamante ne moom moo ko yóbbu àjjana bu ko defee mu daal di daw li nga xamante ne moom moo ko mënoon a dugal ci biir sawara loolu moom moo tax kon baatu laa ilaha illa allah daal di ëmb baat yooyu daal di ëmb loolu yépp moo tax imam al Buxaari rahimahullahu taala indi ko fii moo tax mu daal di indi waxu al imam Wahb ibn Munabbih rahimahullahu taala bii maanaam surtout te maanaam ngir bañ nit ñi waru ci mu daal di wax ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab la haddathana Muusaa ibn Ismaayil te moom mooy al imam Abu Salamata at-Tabuzaki al-Minqari rahimahullahu taala di waa Basara moom mi ngi génn àdduna ci weeru rajab 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Mahdi ibn Maymun te moom mooy al-Azdi al-Mu'awwali di Abu Yahya al-Basri di waa Basara moom itam rahimahullah génn àdduna 172e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Waasil al-Ahdab te moom mooy Waasil ibn Hayyaan al Ahdab al Asadi di waa Kuufa rahimahullahu taala moom génn àdduna 120e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anil Ma'ruur ibn Suwayd te mooy al Asadi moom tamit di Abu Umayyata di waa Kuufa moom itam rahimahullahu taala génn àdduna 87e année di wër-wërloo ci loolu ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Zarr moom mooy saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu taala anhu muy Jundub ibnu Junaadata al-Ghifari radiyallahu taala anhu génn àdduna 32e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam no qaala mu ne qaala rasulullahi qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ataani dikkee na ma aatin ak aji dikkee min rabbi bu tukkee sama borom fa axbarani mu daan may xabaare awwala boo qaala dafa wax ne basharani daf maa bégale annahu naka li wér bu wóor mooy man képp koo xam ne maata génn na àdduna min ummati ci sama xeet laa yushriku te bokkaalewul billaahi ci buur yàlla shay'an dara daxala day dugg aljanna maanaam wax jii li tax imam al Buxaari rahimahullahu taala indi xadis bi ci buntu bi mooy ne baatu laa ilaha illa allah il faut nga gëm ko maanaam mooy doo bokkaale ak yàlla dara te baatu laa ilaha illa allah maanaam wax ko te mu gëm ko mu dëggu ci yow li muy tekk moom mooy nit kooku du bokkaale ak yàlla loolu moom moo tax mu daal di koy indi fii maanaam te bu boobaa tamit dañ ci daal di xamee beneen mbir bi tax mu indi xadis bi fii moom mooy su fekkente ne nit ki gëm na ne baatu laa ilaha illallah maanaam bu génnee àdduna dee na mu génn àdduna te waxul te donte waxu ko ci làmminam waaye noonu la mel maanaam daf koo gëm mu dëggu ci moom donte waxu ko ci làmminam mu génn àdduna moo ka ko wax ci làmminam te génn àdduna ñoo nuroo maanaam moo ka ko wax te mu dëggu ci moom ñoo nuroo
waaye nag bu fekkente ne nit ki daf koo wax te dëgguwu ci ngir ne rek dégg na ne ku mujjee wax lii rek moom day daal di génn àdduna daal di texe mu daal di koy mujjee wax fekk àddunaam yépp ci lu bon rek la nekke woon te dëgguwu ca kooku tamit maanaam wax jooja du ko jariñ lu bari wallahu aalam mu ne qultu ma ni ko wa in zana donte dafa njaaloo wa in saraka donte dafa sàcc qaala mu ne wa in zana donte dafa njaaloo wa in saraka donte dafa sàcc maanaam loolu moom mooy lan moom mooy su fekkente ne maanaam daf de yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp koo xamante ne dafa njaaloo wala boog mu sàcc wala mu naan sàngara maanaam day rocc ci ngëmam maanaam daf koy simmi comme ni yére nii nit ki di simmi yéreem loolu moom moo tax moo ne yooyu xeetu bàkkaar ay bàkkaar la yoo xam te ne nit ki mënu koo def ci jamono ji mu koy def fekk mi ngi gëm maanaam laa yazni zani hiina yazni wa huwa mu'min comme ni nga xam ne noonu la ko xadis bi waxe ak na ko noonu la ko waxee ci naan sàngara ak sàcc maanaam ki di njaaloo wala muy naan sàngara wala muy sàcc mënu koo def fekk jamono jooju mi ngi ànd ak ngëm maanaam moom mooy ne képp ku ko def maanaam mooy rocc na simmeeku na ci ngëm yàlla comme ni nit ki di simmeekoo ci yéreem maanaam di simmee yéreem loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala maanaam imam sayyidina Abu Zar radiyallahu taala daat ko koy laaj beneen mbir bi nga xamante ne tamit maanaam kon bu boobaa lii xadis bi di tekki moom mooy ne donte mës na njaaloo donte daan na naan sàngara donte doon na sàcc waaye tuub na ba nga xamante ne mujjantelu dundam dëggu na ci ñàkk a bokkaale ak yàlla kooku dana dem ajjana maanaam bu boobaa loolu lay tekki beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy tax maanaam li tax nag mu daal di indi tamit beneen mbir bi tax mu indi njaaloo ak sàcc moom mooy ne xàq yi ñaari xàq la maanaam xàq bi nga xamante ne moom la nit ki di ameel boroomam subhaanahu wa taala ak xàq bi nga xamante ne moom la nit ki di ameel moroomam maanaam bu boobaa bu fekkente ne dafa njaaloo boobaa àq digganteem ak boroomam la amma bu fekkente ne dafa naan dafa sàcc bu boobaa àq la boo xam ne digganteem ak moroomam la maanaam bu boobaa donte digganteem ak boroomam dana ci duggaare bu boobaa nag li nga xamante ne loolu lay tekki moom mooy su ko defee te tuub ci tuub gu dëggu loolu lay tekki waaye bu fekkente ne tuubul tamit bu génnee àdduna borom bi subhaanahu wa taala mën naa jël ci mbaaxam daal di koy fay ka nga xamante ne kooku la ameloon àq bu ko defee mu daal di koy yóbbu aljana wala mu mbugal ko itam maanaam lu tolloog la nga xamante ne moom moo askanoonte ak bàkkaar bi ginnaaw bi mu doog koo génnee sawara yóbbu ko aljana loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay tekki wallahu a'lam hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro 2388 3222 5827 6268 6443 6444 7487 imam Muslim indi na ko ñeenti yoon hadith numéro 94 numéro 94 imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 2644 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 21347 21414 21433 21464 ak 21466 maanaam kon dañuy gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta borom ñaari saxiix ak imam at-Tirmidhi ñoom ñoo ko indi amma imam Abu Dawud imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab li haddathanaa Umar ibn Hafs waxoon nañ la moom ci baayam rek la solowee rahimahullahu taala mooy Umar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq an-Nakha'i rahimahullahu taala mooy Abu Hafs di waa Kuufa moom ga génn àdduna 222 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanii abii te moom mooy Abu Umar Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'aawiya an-Nakha'i rahimahullahu taala di waa Kuufa gën a àdduna 117 année génn àdduna 194 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa al-A'mash wa Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu taala gën a si ci al-A'mash di waa Kuufa gën a àdduna 61 année génn àdduna 145 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Shaqiiq te moom mooy ibnu Salamaata mooy Abu Waa'il di waa Kuufa rahimahullahu taala Abu Waa'il al-Asadi di waa Kuufa moom mi ngi gën a àdduna ci at bu njëkk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 82e année maanaam moom ci siqat muxadram la maanaam muxadram la rahimahullahu taala an Abdullah mooy ibnu Mas'ud radiyallahu taala ndax waa Kuufa bu ñu waxee maanaam moom lañ ci jublu mooy seen Abdullah ibnu Mas'ud al-Hudhali Abu Abdurrahman al-Hudhali al-Kufi rahimahu radiyallahu taala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 32e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu taala anhu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam
man maata képp koo xamante ne génn na àdduna yushriku muy bokkaale billaahi ci buur yàlla shay'an dara daxala naara day daal di dugg sawara maanaam képp koo xamante ne dangaa dee fekk dangaa bokkaale yàlla te tuuboo bokkaale googu ba deewaale ko moom da ngay dem sawara maanaam loolu moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax loolu nag maanaam lu raglu la maanaam li muy tekk mooy jar naa mooy te di ko ngir ne ñi nga xamante ne maanaam bi def lépp loo xam ne maanaam lu lay bokkaale loo yàlla maanaam ne yàlla wéetal gi ñu ko war a wéetal solo gi nga xamante ne moom la am solo nga gis ne kon fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci buntu bi daf ci wax ju am solo mooy li nga xam ne moom la ñu mujjee maanaam daanaka ci jotaay maanaam ci bi ñuy tàmbali daanaka moom mooy ci wàllu mujj gu rafet maanaam nga xamante ne daf ciy wax waxu mujj gu rafet te moom mooy nit ki génn àdduna fekk bokkaalewul yàlla loolu moom mooy mujj gu rafet ndax képp koo xamante ne dangaa dee dangaa bokkaale yàlla da ngay dem sawara mu ne nag waqultu mu ne man ma wax ana man maanaam mooy Seydina Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu ne man maata ku dee laa yushriku te bokkaalewul billaahi ci buur yàlla shay'an dara daxalal janna day dugg àjjana te wax ji gis nañ ne wax yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam ne am na malaaka bu ñëw xabaare ko wala boog nee na mu bégal ma ne maanaam képp ku dee ci sama xeet te bokkaalewul yàlla dara day dugg aljanna kon loolu moom mooy tamit kon maanaam mooy mujj gu rafet gi nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom muy wax ni bokkaalewul ci yàlla dara mu daal di indi moom mu buntu bi mu tuddee ko ne buntu bi ñëw ci wàllu maanaam néew ak ki nga xam ne mujjantelu kàddoom mooy laa ilaha illallah maanaam ngir dëgëral ne maanaam ñàkk a bokkaale mooy nga dëggal baatu laa ilaha illallah ci sa xol maanaam te dëggal baatu laa ilaha illallah ci sa xol mooy nga ñàkk a bokkaale loolu moom mooy ba pare wax ji rek doyut waaye wax ji daa war a ànd ak mu loola nga wax nekk loo xamante ne lu dëggu la ci sa xol loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi maanaam ci buntu bi xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 4497 ak 6683 imam Muslim dina ko xadis numéro 92 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 3552 3811 3865 4043 4231 4406 ak 4425 danga gis ne kon ñi nga xam ne ñoom ñoo ko indi moom mooy asxaabu moom mooy borom saxeexi te waa asxaabu sunan yi maanaam ñoom indi wuñu ko rahimallahu aljamii maanaam pour li nga xam ne moom mooy wàllu question yi ñu yom foofu insha allah pour ñu mën a dugg ci wàllu googu wallahu taala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Donc la première question c'est donc dans les chapitres précédents, on a dit que si on avait l'intention d'aller prier dans une mosquée, telle et telle prière, si on a émis cette intention, alors ceci devient une obligation. On n'a pas dit ça. du woon loolu de waxuma woon loolu. Bismillah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du li nga xam ne moom lañu waxoon mooy ci wàllu non dafa ne question bi moom dafa ne su nit ki amee intention dem ci benn julli dem ci benn jàkka jullee fa maanaam loolu boobaa comme que dafa am intention boobu maanaam nisar bi bu ko defee day daal di nekk loo xam ne day daal di tegu ci loosam maanaam day daal di war ci moom loolu nag laa ko wax ne ko loolu waxuma ko maanaam li nga xam ne moom la ñu wax mooy dañ ne bu fekkente ne dangaa dem mag maanaam dañ ne ñetti jumaa yi nga xamante ne yooyu bu fekkente ne dangaa nisër ne maanaam ne mooy nisër mooy ma ne man yàlla maanaam warlu naa sama kaw teg def naa mujj maanaam farata yàlla teguma ko mu nekk farata mais man ma engagé wu ci kanamu yàlla ne dinaa ko def maanaam bu boobaa day daal nekk farata ci nit ki bu fekkente ne nag danga ko def ne dinaa dem jumaayi Kaaba ga wala jumaayi Madinatul Munawwara wala jumaayi masjidul maqdis masjidul aqsa baytul maqdis ne danaa fa julli ñaari rakka loolu moom maanaam man warlul naa ko
sama bopp maam ci kanamu yàlla mu nekk engagement boo xam ne danaa ko def bu boobaa day daal di nekk lu war ci nit ki wala mu ne su ma sama aajo bi fajoo dinaa dem ca jumaay Kaaba ga julli fa ñaar rakka wala dinaa dem ci jumaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli fa ñaar rakka wala dinaa dem ci jumaay Jérusalem bi julli fa ñaari rakka loolu bu fekkente ne nit ki daf koo wax bu boobaa maanaam mu nekk kon nizar day daal di nekk loo xam ne lu tegu ci kawam la lu war ci moom lay doon bu fekkente ne lu tax maanaam ngir xadisu laa tushaddu rihaalu illaa ilaa masjidin salaas maanaam nit ki duñu maanaam laxas gi du nekk lu war lay tekki loolu lañ ne du nekk lu war ci moom lu dul ci ñetti jàkka yi maanaam ci kaw bu ko nizaree loolu sinon su dul loolu li tax ñu wax ne loolu la mën tekki mooy ne mënul tekki leneen maanaam mënta tekki ne kenn du dem maanaam kenn amul droit wu dem beneen juma loolu mënta tekki loolu parce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na dem masjidu Quba sahaaba yi radiyallahu anhum sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu gis nañu ko daan na dem masjidu Quba samedi yi naka noonu gis nañu ne jóge ci benn dëkk ne damay dem ci jumaay sàngam ngir ne dañ fay jàngale damay sàkku ci xam-xam jumaa jooju université la comme ni ñu ko gisee jumaa voilà comme Karaw yi nga xam ne benn jumaa la mais université la en même temps wala yeneen wala beeg jumaa joo xamante ne dafa am borom xam-xam ay borom xam-xam yu fay jàngale ma ne dama fay dem maanaam ngir jànge fa wala dama fay dem ngir jaamu yàlla wala yu mel noonu maanaam loolu sikk nekkul ci ne amul dara lu ci xaram kon li nga xamante ne moom lay tekki moom mooy ñetti jumaa yi la ñuy tere lañ ne ku ko def ñett yooyu képp ku nizar ne danga fa dem julli fa benn ci julli juróom yi wala nga julli fa ab julli naafila te mu nekk nizar day daal di gàllu ci sa loos ba keroog ngay dee amma bu dee nag beneen jumaa bu mu mën a doon nga ne yàlla sama aajo bii su fajoo man teg naa sama bopp ne kóllërante naag borom subhanahu wa ta'ala maanaam mu nekk contrat bu ma tëral ak moom ne danaa julli ñaari rakkaa ci jumaay borom gi loolu bu ma ko waxee dootul nekk lu tegu ci sama kaw mu nekk que ci jumaay borom gi laay jullee maanaam tey su fekkonte ne ma nekk ndakaaru mën naa dem ci benn jumaa bu mën a doon jumaay ndakaaru yi jullee fa ñaari rakka bu boobaa day daal di baax maanaam fi loolu la maanaam mooy ne yii rek mooy yi nga xam ne moom day tegu sa loos moom daa iman moom mënta teggi ko loolu lañ ci jublu wallahu taala alam. Votre question c'était dans le hadith 1202. Donc on a dit que les Sahaba ils faisaient des compliments des prières entre eux pendant la prière avant que descende le tahiyya. Du coup la question c'est quand ils faisaient ces prières entre eux, enfin pour eux ou pour les autres, c'était pas dans le tahiyya. si moment boobu la nga daan defee buñ toogee dana salaamu ala fulaan dañ déggoo ne dañuy wax sax salaamu ala jibril salaamu ala mikail salaam maam di tudd ay malaaka voilà waaw ba pare tamit ñeneen ñi ci des waaw salaamu ala abubakar salaamu ala omar salaamu ala usman salaamu ala abdullah salaamu ala maanaam yooyu nag léegi nag yeneen bi saa xam ne loolu dafa bëri ni ngeen di def mooy da ngeen di wax attahiyatullah wa tayyibatu salawaatu assalaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin loolu soo leen ko waxee mbooleem jaamu yàlla bu nekk ci asamaan yi suuf si maanaam nuyu ngeen ko maanaam ñaanal ngeen jàmm ci kawam Allah ta'ala. Aussi dans le hadith 1224, donc on a dit que pour tous les mazhab, pour compenser l'oubli de toc entre deux soudiotes, on faisait un soudiote, Khaba Salam ou le Barda Salam en fonction des mazhab. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que... Moi, madame, boo fàtte la toog bi. entre non ci taaya bi. parce que mënta nekk maanaam diggante ñaari sujjóot mënoo fàtte toog bi. Le taaya bi. Voilà. Dans le hadith 1224, c'était le taaya. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans le chapitre de la prière, on avait vu que pour les Shafiens et les Hanabiens, le taaya c'était... Non, je parle pas du taaya, je parle de la position assise, quoi. Ouais, mais taaya moom mënoo toog mënoo taaya mënoo bañ a taaya foofu maanaam foofu dañu fay toog mais dañuy taaya tamit
Mais en fait, dans le hadith 1224, on parle bien de la position assise entre deux sujoud. Non. position assise. Se leva au lieu de s'asseoir. Voilà, pour mën a jóg. pour taaya bi la woon. pour taaya bi la. Voilà, mais donc il s'est pas assis. voilà pour waroon a jóg taaya maanaam day mel ni kuy julli tisbaar. julli ñaari rakka au lieu nga toog taaya ci ñaareelu rakka bi nga jógee ci ñaareelu sujjóot bi nga jóg taxaw. Voilà, mais ma question c'est, là on a dit qu'on le compensait par un sujoud. waaw. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on avait dit que les Shafiens et les Hanabaliens, que cette position de taaya c'était farata chez eux. non waajib. Ah ok, c'est pour ça qu'on peut le compenser. voilà. Ok. Ensuite, du coup, par rapport au ce qui annule la prière, pareil, donc on avait dit, donc il y avait certains mazhab qui disaient c'est si on tourne le buste, et d'autres qui disaient si on tourne la tête. On a dit que l'avis le plus recevable c'est quand on tourne le buste, mais tourner la tête, c'est quel mazhab qui a dit tourner la tête? Que ça annulait la prière. Hanafi. C'est les Hanafi. Alhamdulillah. Mais et du coup eux ils se basaient sur quoi? C'était quoi leur dalil? parce que da nga wan ginnaaw fa walli wajhaka alquran daf ni fa walli wajhaka shatral masjidil haram maanaam sa xar kanam gi na nga ko dëgmal ci wàllu masjidil haram léegi wajhaka boobu lañ dégg foofu rek la borom xaw yi wuutee nan lañ koy déggee maanaam ngir xar kanam gi kese la wala jëmm ji la wala boog li ëpp ci jëmm ji la loolu lañu wuutee loolu moom moo tax ñu wuute ci masala wallahu ta'ala voilà. Aussi dans le hadith 1207, on avait dit que c'était déconseillé de pousser les cailloux ou ce qu'il y avait devant nous pour sujoud, voire interdit si on le fait 2 fois. Donc la question c'est savoir si cette interdiction-là, elle annule automatiquement la prière ou c'est juste qu'on a fait un péché dans la prière. Voilà. C'est que bu bëree maanaam boo ko defee ñaar ba ñaar yoon du ko yàq loolu lañ la wax ne la moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah mu wuute ndax ñaari yoon daf ko yàq wala lu ëpp ñaari yoon moo koy yàq maanaam mooy ñetteelu yoon loolu moom moo tax ñu wuute ci bañ doon wax ne zahiri yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ñaareelu yoon bi boo ko defee sa julli gi day yàqu waaye ñi ci des d'accorduñ ci loolu mën a maanaam ci ñaari yoon bi wallahu ta'ala a'lam. D'accord. Donc l'autre cas c'était dans le dernier hadith du chapitre de la mégarde. Donc est-ce que ce qu'on a dit c'est que si on a un doute, dans le hadith il dit du coup après on a fait qabla salam. hadith Seydina Abu Saïd bi radiyallahu anhu sauf que hadith boobu nekkul ci Sahih Imam Bukhari ci Sahih Imam Muslim la nekk. Voilà. Et on a dit que mais en fait ce que je n'ai pas compris c'est que dans le hadith il dit pas qu'il a complété la raka. Du coup ça donne l'impression que par exemple si on a un doute entre 3 et 4 on fait juste qabla salam ou alors on fait une 4e et on fait qabla salam. xam nga daf ni na fal yatrih shakka wal yabni ala al yaqin na dàq li nga xam ne mooy sikki sàkka gi te mu tabax mbir mi ci yaqin ci lu wóor maanaam loolu moom mooy ne kon da ngay mottali parce que bu fekkente ne damaa jàpp ne damay sikki sàkka ndax ñaar rakka laa def wala ñett laa nekk wala ñeent boobaa nu may def damay dàq sikki sàkka gi daal di tabax mbir mi ci lu leer daal tabax mbir mi ci yàqin maanaam mooy lan mooy damay mottali xadiis Seydina Abu Saïd al-Xudri bi radiyallahu
En fait, le hadith de Abu Saïd, on l'a cité, mais il est voilà dans le voilà livre. boobu dañ ko cité On l'a cité. voilà moom laa ko wax ne ko comme nekkul ci exemple. Sahih bi yow ban ngay wax hadith Sayyidatu Aïcha bi moom waxul dafa wax waaw shakiran jaalisan wa sallallahu waaw boobu amul lu ci aju waaw yaakaar naa non maam dañ ko cité Oui. hadith Sayyidina Abu Mais Saïd la bi question c'était que je me disais, c'est comment on sait qu'il faut compléter? Parce qu'on pourrait se dire aussi, on fait direct Qabla Salam. non il faut déedéet non parce que munoo tay bàyyi benn rakka maanaam faaw mu leer na ne mat na ndax ëpp na wala déet kay la ñuy wax te d'ailleurs foofu nag la borom xam yi wuute rahmatullah alayhi ndax ëpp gi am na fu muy yegg julli gi yàqu wala déet moom lañ naan fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bu dee julli suba la boo defaatee yeneen ñaari rakka day yàqu bu dee yeneen yi ci des boo defaatee ñetti rakka day daal di yàqu ñett wala ñeenti rakka day daal di yàqu voilà wallahu ta'ala a'lam. Et du coup, ça, on peut le crier sur tout ce qui est farata dans la prière. lan si Ça, on peut le crier sur tout ce qui est farata dans la prière. C'est-à-dire, par exemple, si on oublie, si on a un doute pour la Fatiha, déedéet on rajoute et on fait déedéet bon su fekkente ne dama sikki sàkk ci faatiha bu boobaa maanaam bu fekkente ne dama ci sikki sàkk day aju ci d'abord est-ce que ci benn rakkaa la wala ci loolu yaakaar naa mës nañ gisoon nañ ko bi ñuy jàng faatiha maanaam ndax jullik faatiha nan la nekkee farata ak bu fekkente ne ndax benn yoon la nekk farata wala boog ci yëpp la nekk farata ak ba xam bu ma sikki sàkkaawee ci benn faatiha ci biir maanaam bu fekkente ne dama fàttee tari benn faatiha ci biir julli gi ndax day yàq sama julli waaw wala déet loolu gisoon nañ ko maanaam bu ma sikki sàkkaa ci benn faatiha ci sama julli wala mu rëcc ma fàtte ko ba ma dem bu fekkente ne dafa maa dab ci lu ëpp ñaari rakkaa ci biir julli gi ci lay nekkee problème ci man mais su fekk maanaam ci julli goo xam ne ñeenti rakkaa la mais tey su fekkente ne benn yoon rek la maanaam la ma dal loolu bu boobaa du nekk lu yàq sama julli ci waxu fuqahaa maaliki yi rahmatullah alayhim maanaam ngir ne ak xanafiye yi ngir ne ñoom fa xanafiye yi ak maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne faatiha bi benn yoon mooy farata mooy li war maanaam benn yoon moom moo ciy war bu fekkente ne xanafiye yi la rahmatullah alayhim ñoom waajib la sax foofu ñoom faatiha ci jëmmi boppam sax du farata maanaam waajib rek la loolu li muy tekki moom mooy bu fekkente ne da nga koo bàyyi te tey ko dangaa bàyyi faatiha te tey ko wala nga maanaam bu boobaa maanaam boo ko bàyyee te tey ko bu boobaa du yàq li nga xamante ne moom mooy sa doo ko sax sujjóotal mais par exemple, boo juumee nga koy sujjóotal mais par exemple chez les Malikites, Voilà. là si on doute supérieur ou égal à 2 fois, ça annule la prière. voilà Il n'y a pas de moyen de la réparer. non bu ma ko bàyyee non bu boobaa bu dee lu mu ko dute Voilà. voilà c'est que bu fekkente ne damaa rukkoo ba pare bu boobaa su ma rukkooee ba pare ba yëkkati ko ci rukkoo gi bu boobaa yàqu na maanaam tey su fekkente ne xattaa ci ñoom sax da nga ciy gis ñoo xam ne dañuy wax ne soo ma xësee ba rukkoo ci la yàqu maanaam fekk rukkoo guma mën naa tariwaat faatiha mais su ma xësee ba rukkoo boobaa rakka boobu day daal di yàqu te rakka boobu su yàqoo damay daal di obligé maanaam dama koy continuer mais dama koy nasaxal maanaam du ma ko compter waale ci rakka yi ma julli. mais loolu mooy benn faatiha rek. mooy benn faatiha voilà ci Maliki yi. voilà du ma ko ko non bu dee ci Maliki yi déedéet benn faatiha c'est pas grave. non du garaw bu ma bàyyee benn faatiha ci Maliki yi du garaw. rakka boobu baax na. non rakka bi doy na waar kiiwu la quoi bu dee xës naa ba rukkoo ba jóg ci rukkoo bi fàtte naa ko mais benn rakka la du yàq sama julli dama koy sujjóotal rek du ma reprendre rakka bi. déedéet waaw xabla salaam lay doon ngir damaa wàññi te loolu mooy li gën a siiw. waaw mooy li gën a siiw est-ce que su fekkente ne nag dama non loolu mooy li gën a siiw ci masa bi parce que ñun téere yi ñuy jàng souvent. waaw dañ naan koo xamante ni bàyyi na faatiha. waaw yow réytal ka rakka. waaw loolu la ñuy wax. mooy laxdari waaw ak yaasma yi muqaddima téere yooyu loolu la ñuy wax. waaw mais mooy yéen ëpp yu ñuy jàng. waaw mais masa bi li gën a siiw li ma la wax la mooy ne benn faatiha du yàq kii voilà léegi bu ñëwee ci deuxième faatiha bi. ci rakka ba deuxième faatiha bi ne boobu la ñuy yàq.
pas beaucoup. voilà bu xësee ba dem deuxième fois nag boobaa day daal di yàqu maanaam boobaa rakka bu wax day daal di yàqu. soo dee defar beneen rakk. waaw après bu mu sujjóot qabla salaam bu. exact non maanaam day defaraat beneen rakk. daal di sujjóot ba'da salaam. après mu sujjóot ba'da salaam. voilà. non foofu est-ce que du sujjóot qabla ndax daa wàññi faatiha. non bu dee benn la. ah waaw lii bu dee ñaar la laay wax. waaw bu fekkente ne ñaar la da ngay daal di doyadal benn bi. moom da nga koy daal di neenal daal di doog a sujjóot. ba'da salaam déedéet ba'da salaam. ndax bu boobaa day nekk wa man naqasa wa zaada parce que daa wàññi première faatiha. waaw. ak li mu doon. waaw day daal di sujjóot waaw. qabla salaam waaw day sujjóot qabla salaam wax nga dëgg. boo ko defee mën na sujjóot tamit ba'da salaam. wallaahu ta'ala. xaqiqatan li gën a kii moom mooy ne faatiha foo ko ñàkkee def sa julli gi maanaam rakka boobu du baax loolu mooy li gën a wér te mooy mazhab Shafi'i xaw bi lay rahmatullah ngir ne faatiha tari faatiha dafa war voilà loolu moom mooy li gën a wér comme ni ñu ko waxee woon sax ni ñu ko waxee woon biñ ca tollee parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni laa salaata liman lam yaqra bi faatihatul kitab mooy hadith Sayyidina Ubaada ibn Saamit bi radiyallahu anhu julli du wér bu fekkee ne jànguñ ci faatihatul kitab voilà te loolu li muy tekki te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee kaw bi ne ko julleel nii ba pare def ne ko waf'al zaalika fi salaatika kullihaa defal noonu ci sa julli yépp loolu li muy tekki moom mooy benn rakka boo xamante ne amul rukkoo wala amul sujjóot mook bi amul faatiha ñoo nuroo wallahu ta'ala a'lam. fii dañoo nekk di wax ci fekkee yow yaay julli yow kese. waaw su fekkee dañ laa jiite. non bu ñu la jiitee loolu amul maanaam ki ñu jiite amul erreur bu muy def bu muy réparer boppam amul imaamam moo ko yanul lépp. bu fàttee Fatiha du fay benn rakk. déedéet à la fin. du def dara. suuf bu ko téye bàyyi. bu ko fayee lépp lu mu mënti def du def dara. waaw acte yi jëf yi mais su dee wax yi du fay dara mais su dee jëf yi rukkoo bi ak sujjóot bi maanaam mu bañ koo def comme muy nelaw ba imam bi def yooyu noonu soit mu dem dab ko wala comme niñ ko gisoon loolu teqantal yooyu gisoon nañ ko ci biñ ci tollee voilà mais ci conditions yi ñu koy mën a defee bien sûr mais par exemple bu fekkente ne nit ki dafa nelaw ba nga xamante ne dafa jóg dafa sujjóot jóg ci sujjóot bi taxaw fekk ne gars yi ñoom sujjóot nañ ba toogaat ba sujjóotaat yëkkatiku moom après mu rendre compte que ni benn sujjóot la def jeex na moom jullem maanaam rakka boobu yàqu na maanaam ce qui fait que bu imam bi sëlmale moom day jugaat mottali voilà wallahu ta'ala ci jàng bi maanaam saar maanaam boo ci juumee maanaam nga juum ci ba rukon wala boog nga duti ne danga cee juum maanaam xamu exactement moo bi nga wax xamatu exactement ndax doon la wala du noonu voilà mais loolu noonu est-ce que day war ci yow nga doo dara déedéet du waral dara ndax tari bi moom mooy farata mais du maanaam du jëmmi saar bi wala yooyu waaw mais tey bare par contre soo waxee ci alxuraan nga wax ci loo xam ne daf koo yàq ci tayeef loolu day yàq sa julli moom loolu day yàq sa julli moom carrément boobu amul sax ay non non parce que mi ngi mel ni ngay wax ngay jàng alxuraan ba jékki-jékki nga wax dugal ci lu ci bokkul rek léegi foofu noonu mais su fekkente ne dangaa wax dugg ci benn aaya dugg ci dem changer benn aaya jékki-jékki dagg benn saar dugg ci beneen saar wax ci yeneen aaya loolu moom amul benn problème léegi foofu noonu te maanaam salaatu ala nabi yi ñuy jàng yi nga xamante ni maanaam ci chaque position dañ ko mën a jàng maanaam foofu noonu
bon mën nañ ko jàng ci place yëpp ma léegi problème fi mu nekkee moom ci taxawaay bi mais foofu noonu maanaam nan lañ ko mën a jàngee en fait. non loolu ci sam xel nga koy jànge wala mu nekk comme bu ñuy ci partie fi nga xamante ne moom mooy yaa ngi doog a jóg wala yu mel noonu maanaam wala boo demee ba nga xamante ne yaa ngi jeexal tari nga faatiha bi ak saar bi voilà te bu boobaa da nga koy jàng ci sam xel mais doo ko tari ci kaw maanaam doo ko wax. maanaam mënuñ ko prononcer ci làmmiñ. déedéet am na nag benn mbir bu am te loolu lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg xulaat yi dañ koy def maanaam ñi nga xamante ne ay extrémiste lañ maanaam mooy jàpp ne masalan mën na permettre lu ma neex jàng lu ma neex tari lu ma neex wax mbir mi demee wut noonu te l'islam bi julli yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu ko jàngal te xam na exactement ni mu ñu ko jàngale ni ñu nii la lépp loo ci yokk wala nga wàññi ko ci tayif su fekkente ne li nga ci wàññi dafa war wala nga yokki ci mbir mu ci bokkul ci tayif loolu day yàq sa julli am na ñoo xamante ne léeg-léeg nga dégg leen ñu laaj leen masalan ne leen salaatu faatiha ma jàng ko ci biir julli ndax dana baax wala julli gi du baax ñu tontu ne julli gi dana baax loolu wérul julli gi du baax su fekkente ne dangaa tari salaatul faatiha ci sa biir fi ñuy taree faatiha ci fi ñuy taree maanaam fi ñuy taree alquran nga jàng fa salaatul faatiha ne rek masalan gis naa man fekke na fu benn waay di waxee ne moom que ni mbir mi day génn noonu naturellement ci moom du ko sax tey day su kàbbaree salaatu faatiha bi day génn noonu naturellement ak yooyu maanaam bu fekkente ne ci partie du'a istiftah bi la mën na bañ am problème mais su fekkente ne daf koy tari maanaam ngir ne comme faatiha julleem day yàqu ci lu amul sikki sàkka maanaam te loolu ñaari nit ñu xellu duñ ci wute maanaam ñu xam fiq laay wax amaa ñu xamul fiq nag nga xamante ne dañuy mën di wax lu la neex spiritualité la ñuy wax ne ci la ñuy yëngatu sans ñu xóotal dëgg-dëgg mbir yi muy ñuy am benn taxqiq ci affaire yi ñoom mën nañoo bañ a xam loolu mën nañoo bañ a xam ne effectivement lii day yàq seen julli mais ma ni képp koo xamante ne dafay julli naan xasida sàngam lay jàng wala sa ñaanuk seen diw sàngam lay jàng wala salaatu ala nabi sàngam lay jàng di ko jàng ci sa biir julli fi nga xamante ne foofu la ñu war a taree alquran nga remplacer ko par loolu sa julli yàqu na ci loo xamante ne benn boroom xam-xam du ci wute loolu lu mat a bàyyi xel la parce que exagération yi parfois day ëpp ak tamit di jaay ay xeetu ko maanaam xeetu waane léeg-léeg day ëpp loolu nag li gën a sàmm ci nit mooy mu yam ci li nga xamante ne moom mooy li rot li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng ne wallahi doy na sëkk leer na nañ doy na sëkk jarul di wuti ji leneen feneen jarul di jéem a waane baaxul bu ëppee baaxul jékki-jékkal bu ëppee baaxul nee nañ moo yàqul bëti golo waane voilà 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 loolu baaxul maanaam dañ yem ci lii ci mboolem mbir yi lii du ci julli kese de déedéet ci mboolem mbir yi maanaam jarul compliqué mbir lan la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale nan la doon jullee lan la wax ne noonu lañ doon jullee jàng nañ ko xam nañ ko jeex na nañ ci yem ñu julli ñu def noonu exactement ñu yem ci loolu bañ a wuti ji lu gën a compliqué am na yoo xam ne nag borom xam-xam yi wuute nañ ci seen biir rahmatullahi alayhim dañ koy répété te loolu tamit lu mat a bàyyi xel la ñu jeexale foofu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim seen wuute yi ñuy wuute ñu koy lim naan waaye wuute nañ ci lii wuute nañ ci lii wuute nañ ci lee loolu c'est pour ñu xam ne wuute yooyu am nañ et que divergence yooyu am nañ
mais li nga xamante ne moom la zaahiru xadiis yi di tegtale daa iman di appliquer loolu mooy li gën daa iman voilà moo tax xadis yi souvent dañuy ñëw ne ah imaam al-Bukhari rahimahullah moom indi na bunt bi wax na lii xadis bi wax na lii bu fekkente ne nag zaahiru xadis bi noonu xëy na mën na tax ba duñ ko comprendre maanaam wax ji day wute bu boobaa ñun mën nañoo ne ah lii kat zaahiru xadis bi léegi la mais kaw am na yeneen xadis yu wax nangam ak nangam nangam comme am na yeneen mbir nangam nangam amaan na li gën a dëgër kon lee la waaye lii moom maanaam nii maanaam loolu mais su dul loolu li nga xamante ne moom la ñuy wax di nettali waxu yi boroom xam-xam yu fuqaha yi du wute loolu pour xam ko rek rahmatullah alayhi mais li nga xam ne ak tamit xam ne boroom xam-xam yi mën nañoo wuute ci nangam ak nangam ak nangam waaye li wér moom mooy li nga xamante ne sikk nekkul ci ne ñaari wax bu ñu tegoo wax ja yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam mooy la wér ñaari boroom xel duñ ci wute maanaam ñi nga xamante ne tamit moom mooy ne ñaari wax su tegoo rawatina yi nga xam ne yooyu dëgër yi bokk na ci njariñal Sahih Imam al-Bukhari bi rahimahullah ndax mooy la darajatu sax maam yi gën a kawe ci niveau xadiis bu wér voilà mooy ne daal comme que lii nii la nii lañ koy defee lii la voilà bu ñëwee ne sujjóotu bi nii lañ koy bu lii amee fii dañ fiy sujjóotu sahwi gis nañ ko sujjóotu yi nga xam ba'da salaam la wala qabla salaam ak yooyu gis nañ teqantal bi ci am sujjóotu fii kat ba'da salaam la ñuy def fii kat qabla salaam la ñuy def parce que lu tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la def ñu jëfandikoo lépp moo gën donte gis nañ wuute yi boroom xam-xam yi wuute rahmatullah mais wuute yooyu ñu gis dafa normal ñu gis ko ñu xam ko rek mais li nga xam ne mooy li wér maanaam mooy li nga xam ne moom la texte bi wax loolu moom mooy li wér voilà maanaam ñu leeral lool quoi que ne wuute yooyu ñuy tudd dañ koy tudd parce que tout simplement dañ ko war a tudd pour ñu bañ a nekk ci ñoo xam ne ñu bañ di yam rek maanaam maanaam di nekk ñoo xam te ne dañuy hermétique quoi tëju ak tamit xam ne borom ko xam ne dañuy wax li ñii dañuy wax li ñii dañuy wax mais non mais munoo jëfee loolu yëpp benn rek nga ci mën a def wala boog mu nekk ixtilaaf tanawwu wuute goo xamante ne mooy ne mën nga def bii mën nga def bii mën nga def bii mën nga def bii ndax façon yi bëri nañ loolu tam day am comme taaya yi mën nga def bii mën nga def bii mën nga def mën nga def bii mais kenn mënul taxaw ne la waaye taaya bi maalikee moo gën nangam ak yooyu noonu loolu du dëgg ku ne la taaya bi xanafi di def moo gën nangam loolu tamit jar naa xoolaat ku def naa am dëgg la comme ni ñu ko gisee woon ci Imam Tirmidhi indi rahimahullah taala taa bi mu gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gént mu ne ko ban taaya moo gën mu ne ko bi ama jàngal Abdullah ibn Mas'ud bi mu nettali radiyallahu anhu moo gën boobaa dañuy daal di jàpp ci ne xew booba gën xëy na moom la Hanafi yi di def mais amaan na tamit Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax parce que tout simplement daf koo bëgg a wax ni ko bii moom ciy gën la bokk mais am maa li gën moom maanaam yooyu ixtilaaf tanawwu la boo ci def yëpp baax nañ ainsi de suite dafa am yoo xamante ne ay ixtilaaf tanawwu la jarul werante jarul wut jarul def dara am na yi nga xamante ne yooyu dañ naan lii moo gën a wér parce que tout simplement gis nañ Yonent bi saa sam loolu la def gis nañ ko par exemple ci julli boo ñëwee fekk imam bi di xutba nga julli ñaar rakka yeneen xadiis yi yëpp dañoo dëgëral ne Yonent bi saa sam ni la doon daf ko digle mais foofu dañuy wax rek ne borom xoxo yu wuute nañ ci pour buñ gisee ko am avis yu beneen mais boo ñëwee ci jàkk Yonent bi saa sam nee na hey ku duggati ci jàkk ne julli ñaar rakka bala moo toog mais nga dugg julli ñaar rakka amaa sëñ diw dégg naa ko mu wax lii day bañ lii kee day bañ lee kee wax na lii kooku mooy yi nga xamante ne moo ñu bañoon koo wax ñoo yem matuta bàyyi xel voilà yàlla nañu yàlla sàmm wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Peut-être demain on peut